yow kenn du fi sëgg never ever dëkku samay choix lépp samay nelaw nuy blanche ne t'en fais pas bis ma dee fay ko ñi fi mu dee juddu ñooy njëkkante amuñ avenir ñeme njëkkante bokkuñ benn gétt yu ñu mëkkante foog tap ñi nga boy du ma yenante avasor pour lan doo ko mës a dégg ñëpp seen laat lañu amee mexicano bi kil ma na mu tane ndax seetlu naa ni corps bi yaa rek lu confortable sax biir Ferrari ne nga duma dem wax nga dëgg te daatal nelaw booy da ngay génn ñi di xaar sama dee dañuy fàtte ndax dama immortel mel ni penn weer bëggu lu ma niga lu may wàññi dund lu ma buloo lu may xaañi dafa leer lu fi dee naa ci am wàlla na maa ngeek wër sëg kan ni nga li ma gëm rek laay def boy ni nga li ma gëm rek laay def bitch ni nga li ma gëm rek laay def boy ni nga li ma gëm rek laay def ballen salaamaaleykum yéen waa Parcelles Assainies événement du ko gën a rëy lan la final bi nga xamante ne zone 8B mi ngi koy organiser fii si Parcelles Assainies si diggante kan ASC Bokk Jom ak ASC Am Jom du leen bàyyi nag de dañ leen topp lépp li nga xamante ne tey moom mooy bégal final bi ñu seet ñan lañ war a seeti ñaari équipe yi nga xamante ni ñoo finalu danañ leen indi li nga xamante ni moom la président yi wax ak li nga xamante ni moom la supporter yi wax ak li nga xamante ni moom la joueur yi wax ak li nga xamante ni ancien joueur yi moom lañ leen di wax loolu nag gars yi bu ko kenn ratee damay ànd ak sama caméraman rek di fël fës di dox mu may seen ak sama président Abou Aaj Laykan ak Abou Kan sama directeur ñun ñëpp ñu ànd wan leen li nga xamante ni loolu la waa Parcelles soxla fii si nawetaanu Parcelles Assainies. dafa laar ma nigga nay neex ok yeah dugg seeni game ni kuy yoor jox leen wet téléphone mboot bekkaay jël ma direct top 5 bantamba fi ma suul bopp yee xóot xoole ma ni joki ñëpp lay waar ila ndaw seeni game may waar benn fekk ni gis du fi jaay taat képp ku fi change di ko naal doon pampa 4 avril la lay tàkk jam ñi di fit na boy lu may doyee jam jàpp katu jandu faali jiit lu may dindeem xam-xam arme la yeah PA sama side benn ay rappeur du yàfu rescapé ay gëne sax no alien des suñu cartouche sama baat ci kaw yàgg na déglul dafa leer bi yu xaw si du nit no boy léegi maa gën a ko la yi fi doon muus yëpp laa daak caxa ñele ay ca chief benn baat boo dégg ci man dafi gën a fësal sama leadership fuck crew fuck team man côté ëpp naa équipe xoole ma ni asamaan duma musa daanu kon lu may doy boy ay type man dafa leer sama life laa jël résumé ak seen style benn son gën a diis encyclopédie doo ma tënk si 2 chapitres yéex a rap teel a am tuut tey maa xew ni ku tegi naat neex a yàpp mel ni export maa xala dañu médical association figurant bro wooy ma hypnofusé étoile figurant bro tuuti bel sama rusé yaa ngi yot mel ni sàcckat fii doo fi mës a gis buuk sama handicap jëmal wëri leneen lu dul dëpp sama fakki rap boo ñu naree topp ni nga seeni ñàkk ngeen di laab tas seeni dream team crime la ngay def duñ la yee ci ay nelaw normal ngeen nekk beneen planète mus leen feexu ci ngelaw mooy dafa leer ñëpp lay suul ya moo di musu soxla ko say fii ñëpp ay de da nga mer jéema la kuul ya dama ndóol mais am naa njëgu bépp xeetu reewande ñi ma musul woon taal dem ñoo ma bëgg a fay seen facture courant nand naa seeni nëg sëlëx seeni lépp nee leen je suis au courant ku lépp mbokk munu loo ka jaw la caravane passe yi di mbaw déglul sama sound même seeni maire yi passe lay flow dafa lebi ni nga doo ko tere bomb jàmm jeex na boy kami gas si tom homophobe ba léegi su ma leen di xool sax ay mbaam lay gis lim naa ko dëj la dafa leer bi booy seeni ñaamu bët la bañ bëgg booy maa fi ne man a kemi romb ni ku défilé pare contaminé ñu épidémie da ngay ten chance du ko joué pémi magum dine booy may ma yàpp dëm te rap préféré man la gëm rap intérêt seeni poche lay vide fin ma ni kees sama xel lay dune émétis sama life ragal du ma bëgg ku ma jëm a bare booy sabi tak lay duge wow rap ñu efféminé ñu juddoo 8 mars lu tax yéen ñëpp ngeen foo ay natif d'avril maa ngi job boy comme il faut sama bisu des 1er mai tàngoon naaj amigo maa ngi juddu midi du juin seenu ma ku mel ni man sa rappel matuma baat comme game bi may tête bi même si lay def sacrifice fu ma dem maa koy tàngal am naa public suisse seeni seen laa koy langal dama war a daanoo douce
waaye ñu ngi fii taxaw ak kan ki nga xamante ne mooy Ibou Thios le sorcier noir loolu la ko gars yi di wax Ibou Thios tey ñu ngi taxaw ak yow yaay adjoint ki nga xamante ne mooy Moussa Ndiaye ASC Am Jom yaa ngi préparé final dégg naa da ngaa feebaroon bu nga génne hôpital yàggul léegi lépp ci préparation final bi yow Ibou Thios dama lay jox micro bi rek nga wax ak waa 18 Am Jom. yaay maa ngi nuyu ñëpp waaw maa ngi nuyu waa 18 Am Jom xam nga di nuyu waa réseau TV bi xam nga dinañ bëggee bu baax xam nga waaw di kontaan tamit si sesi bi ngeen ñu sesi waay bu baax sax waaw di kontaan tamit xam nga di préparé final bu baax waaw di ñaan yàlla ma ñun tam ko waaw bu baax a baax a baax waaw sama koñ moom dëgg fa yàlla moom final bu ñu final ni moom neex na ma trop quoi waaw neex na ma trop di ñaan yàlla tamit xam nga rek yàlla matal lépp quoi ba yàlla dafa ma coupe bi ñëw fi am instant loolu rek moo la ñuy ñaan quoi incha allah gars yi ni yow mi toog ci banc bi en tant que coach bagage yëpp yaa koy yor mystique bi yëpp yaa koy yor ah moo tax gars yi tuddee le sorcier noir tey mën nga ñu wax yow lan ngay indil waa bokk yow si wàllu social 1-0 wala 2-0 wala ay ndacc ñi nga leen di indil. non moom yor ma dara ma entraînement bi rek man moom laa fi féetewoo quoi waaw man moom dëgg fa yàlla moom entraînement bi rek liggéey rek quoi parce que gars yi ne moom c'est le travail payé quoi li ñu am rek li ñu ñàkk rek moom la ñuy jëriñu quoi. Fati tey ñi ngi ñëw seet sa équipe ASC Am Jom nga jeu fi cadet def fi li nga xamante ni nit ñi ngi koy coow ba tey nga jeu fi senior tamit def fi li nga xamante ni nit ñi ngi koy coow jël fi meilleur joueur jël fi meilleur buteur tey sa équipe dem na final ay équipe yi nga xamante ni moo bokk na si équipe yi nga xam ñoo gën a mag parcelle tey yow nan ngay dundee final bi en tant que ancien joueur fii nii. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu waajur waaw final bi moom booy accomplir nañ yaakaar naa mission bi parce que tey jii objectif bi moo nekkoon jéem premier tour. ba jëndee premier tour après ñu fixé waat beneen objectif mooy passé quart de finale bi passé nañ ko passé demi finale bi nar a joué finale ak ASC boo xam ne ASC bu mag la ASC bu ñu respecté la ASC bu ñu respecté la parce que tey jii ku xam boo ko jox xam palmarèsam kon booy joué ak moom da nga ko war a préparer bu baax da nga war a respecté adversaire bi adversaire bu ñu respecté la nag instant yi du question de ragal mais respect adversaire bi bokk na ci finale bi. donc tout d'abord je tiens à remercier suñu présidente Daouda Sy parce que jàpp na si carrément parce que mënuñu wax sans pour autant di leen remercier di remercier suñu ñetti coach yi Ibou Thios Mathieu ak Moussa Ndiaye di remercier tamit Saliou ak Amana di remercier di encourager tamit suñuy supporters ku mel ni ñoom Meek ku mel ni ñoom Ibrahima di leen encourager parce que supporter yombul di remercier tamit di encourager samay partenaires mooy joueurs yi parce que effort nañu def dañoo motiver seen bopp dogaat yi ñëw fii nii kon ñoo ngi leen di encourager di leen ziar jaajëf. noo leen di préparer seen final yéen ak ASC bi nga xamante ne gars yi ne moo gën a mag si zone bi muy ASC Bokk Jëf dem na ay final jël na 4 coupes tey mosoo leen dem final ngeen dajeeg moom tiitoo leen. non duñu tiit amuñu lu ñuy tiit parce que bon lu may wax rek yàgg nañu fubal ay match yu gën a métti match yi nii te match bu nekk dafa am nu ñu koy fubalee rek ñun comme ñun am nañu ay ñoo xamante ni suñuy supérieur mooy suñuy coach ñoom am nañ lu ñuy préparé loo xamante ni mooy gagné match mooy dem si match parce que match bu nekk ak nu ñu koy fubalee la ñun loolu nañuy xaar parce que ñun ay acteurs nañ yuy dugg si biir terrain bi rek dañuy déglu suñu coach ñu jox ñu ay consigne bu ñu demee def loolu noonu mais tey ñu gis tey ASC Am Jom dem na final yow G nga Am Jom takk nga capitaine Am Jom am na loo xamante ne booy ñu ngi koy préparé final tey en tant que ancien joueur en tant que dirigeant tey lan ngay wax joueur yow. lu may wax joueur yi mooy maanaam def nañ ba léegi def nañ ba pare lu équipe bi musul kenn musul défend ñun en tant que joueur joué nañ fi am nañ fi équipe bu ne musuñu dem final mais ren moom booy ñoo décidé jël décision ku si nekk xam nga di liggéey lu metti ñu leen di tegal lu metti tamit lu ñu leen tegal ñu nangu loolu xam nga ren nag li may wax booy mooy ñu gën a dëggal seen bopp xam nga ñu ngi entraîné lu metti ñu dëggal seen bopp dem jour boobu tegal Bokk Jëf lu metti ñun duñu xuloo duñu xeex nag waaye bu ñu duggee si terrain bi non dinañ la tegal lu metti ku wax bés rek xam ne am na ñu jàpp si bés yi joueurs yi di football am na ñu leen dooleel mooy ñoom supporters yi ñoom ñoo yor wàllu mobilisation bi ak wàllu jënd ticket yeeg ak wàllu yuuxu si kaw tribune bi tey am nañ ku leen fi teewal tey nu moom danañu wax nan la ñuy préparer seen final ak mobilisation bi ni muy demee tey lan li ñu bëgg a xam rek nga wax ñu yéen nan ngeen di préparer final bi nga xamante ni mosoo leen fa dem te egg ngeen ak mobilisation boo xam da ngeen di feesal stade wala doo leen ko feesal. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp surtout waa 18 quoi maa ngi tudd Mansour final bi waaw gis nga ko joueurs yaa ngi nii ñu ngi entraîné ñu ngi préparer final bi. parce que ñu ñëpp Bokk Jëf la équipe bu mag la quoi équipe bu mag la ñuy tasel parce que bi mooy première fois boo xamante ne ñu ngi soog a dem final te aussi final bi ñuy dem nii sax dafa gën a dundal suñu gox bi xam ne mooy 18 parce que mi paa yi ak maire yeeg femmes yeeg xale yu ndaw yi surtout xam nga ñëpp jàpp ci affaire yi peinture beeg mobilisation beeg yëpp incha allahu rabi moom stade moom dinañ ko feesal moom incha allah. ñun moom xanaa dañuy gën a waxaat gars yi rek ñaaxaat leen waaye unité 18
am jom kenn mësuñu xamee violence kenn mësuñu ko xamee on a 15 ans d'existence mësuñu xeex ba ñu ñëwee am jom ñoo xeex bi moo xam ñu dóor ñu toog nañ fi ay ati premier tour la ñuy génnee toog nañ fi ay ati premier tour la ñuy génnee te doo dégg kenn ku xeex kenn ku mer te ku ñu toog ay at chaque année nga préparation nawetaan def lépp ñëw ñu éliminer le premier tour loolu neexul parce que ku mer rek xeex da koy yomb waaye pendant des années et des années supporter am jom yi ñoom dañoo ànd ak fair play ànd ak non violence ànd ak dal xam ni yàgg rek dinañ am dara te muñ googu ñu muñ ak yar googu ñu àndaloon ak violence boobu noonu ñu doon invité moo ñu dimbali ba tey ñu yegg si fii rien n'était pas évident au début amul lenn loo xamante ne rek c'était prometteur pour que am jom mën a finalu amul lenn loolu ñëpp wax nañ ko ba bàyyi donc jàpp naa ni détermination bi staff bi si je dis le staff je cite les coachs le bureau les joueurs les supporters ñëpp ñuy jàpp ci mystique beeg ñëpp ñooñu seen détermination ak seen ngëm-ngëm ak seen juboo ak seen lëkkaloo moo ñuy jëme fii waaye tamit li ma koy waxee sànq rek yar bi ak teggin bi ak fair play bi ñuy doxal chaque fois moo ñu jëme fii. Yeah, even this year's a year. DJ Mike. Whoa, dafa leer ma nigga. Wow. Yeah, damay rabam damay tasu boy. Galañ ci ndënd Dudu Njaay kumbaloos. yaa ngi ci mbedd nekkoo ci kaso boy. fu ñu neex fël daagul ni ambulance. dama gis ni yombul kenn topp sama démi. di ngeen dégg sama baat yi ba seen biiri bàmmeel. déglul seeni sound gis seeni maturité. boy bu jug di rap di onkum nekk maternité. sama jikko lañ bëgg jot laaj ko lu gën di doy géej. ñoom dañuy yot bëgguñu kenn def luy. li di wax muy gën a ëpp. te c'est ki rap muy ku may nëb. xoolal ma bàyyi sama nama tee. dangay sukuraat dama dee. woowee ma Ibnu Jéeri jot ndee la. sama way du fay ni jigéenu ndeeri. mën a tax may xalam di ci jaayu. ne label yi may bëgg yu seen talent jaayu. mbaay tëgg ya tëgg mbaay tëgg tëgg mbaay tëgg tëgg mbaay wóolu sama job ni bras droit. gérer sale besoin yi main gauche. yëngal town bi yëpp ni guerre froide. wow tey la sama life ni holocaust. yaa nga takkay ngan di chaîne taxul ma doon jàmm. time is money lu tax may lay temps. waaw nitu fitna lu may doye boy jàmm. pare leen tabaski tey nga am B200. waaw yaa no boy may ka tëgg ma rap ko. waaw no tàcc ko li mooy malan hardcore. démb nga juddu dee tey yëpp ne fuck you dead waay. bi ngay sama los comptable. waaw le comptable toujours droit mette garde rouge. sëgg fii xaram ni kuy jullee néew. mauvaise haleine jëlal bain de bouche. foog commentaire yi ñu ko fii teewale néew. mbaay tëgg ya tëgg mbaay tëgg tëgg mbaay tëgg tëgg mbaay tëgg tëgg mbaay. Hey, no way. Hello, Marvin. No, Kosu tey ñi ngi taxaw ak yow ngay préparer sa équipe bi nga xamante ne 13 ans jëlul coupe yow dund nga en tant que joueur lii nga bëgg ko dund en tant que coach dama lay bàyyi rek nga wax ak waa Parcelles wax ak sa waa ASC nan ngay préparer final ak lan ngay xaar ci quartier bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Parcelles Assainies yëpp di rafetlu seen teewaay fii
kontaan nañ trop unité 13 unité 11 ASC Bokk Jëf bi nga xamante ne mooy ASC Bokk Jëf bu mag boobu depuis suñuy grand frère ba ci ñun ba ci suñuy rakk ñu tey yàlla xewaloon ñu dem ba yor leen di leen gérer ñu ngi rafetlu seen teewaay fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant d'abord final bi ni ñu koy préparé mooy ni ñu préparé dès le début suñu commencement ni ñu duggee si nawetaan bi ni ñu ko doon préparé ba yàlla suturaan ñu ba ñu egsi fii noonu rek la ñuy continuer di ko préparé final bi nga xamante ni moom la ñuy waajal nii parce que yàgg nañ dem final kon final waru ñoo mën a dépasser parce que ñun ñi ko doon fubal ñu ñoo yor tey xale yi te xale yi lu mu gàtt gàtt ñoom fubal nañ ñetti final bi mooy seen 4e final kon dañuy ñaan yàlla rek suñu borom bi nga xamante ne mooy may yàlla defal ñu sutura ñu defal ba ñu egsi fii mu ne yow kaatal ñu sutura ba ñu jël final bi parce que soxla nañ ko parce que 3 ans yi nii booy di am ay match final di ko perte kon vraiment instant bi vraiment quartier bi namm nañ final bëgg nañ final bi ñëw fi quoi vraiment très sincèrement namm nañ ko bëgg nañ ko te bëgg nañ génération bi aussi balaa ñun ñuy bàyyi di dem feneen booy am trophée quoi vraiment loolu lañ leen yéene moo tax tey ren ñu bàyyi lu ñu doon def yëpp ñëw jàpp ci pour dooleel leen pour indi leen li nga xamante nii moom la quartier bi namm yàlla xëy na maanaam suñu taxawaay ak suñu teewaay ci équipe bi ñu nekk ko ci équipe bi la ko namm moo tax mu teg ñu fi heure bi ñu ngi koy dolli di ñaan suñu borom li nga xamante ne mooy dogal mu yokk sutura si ba ñu indil ko quartier bi parce que xam naa namm nañ ko trop quoi vraiment namm nañ ko trop. suñu joueurs yi tout d'abord bon maa ngi leen di remercier seen disponibilité bon di lancer benn appel tout d'abord balaa ñuy commencer waa Parcelles yëpp di leen lancer appel nañ ñëw si final bi xam nga di leen xam ne final c'est la fête que kenn du gagné ku dul Parcelles di woo waa am jom tamit ñu ñëw dans la discipline ak fair play ñu ñëw jouer final bi mu neex même chose que waa Bokk Jëf donc comme ni ngeen ko gisee bon boobu ba léegi ñu ngi xaar bi yàgg na trop donc ça reste presque 6 jours 7 jours pour ñu jouer final bi donc match bi ñu ngi koy préparé bon amul grande chose dañuy maintenir suñu forme boobu ba léegi ñu ngi entraîné dañuy maintenir suñu forme pour que le jour yi joueurs yi nekk au top quoi loolu la ñuy préparé match bi. waaw ñoo ngi lay nuyu Baye Seye match bi ñoo ngi koy préparé bu baax a baax man ak sama gars yi bu baax a baax xam nga rek gars yi ñoo soxla trop moo tax instant yi bàyyi kosi ñoo ñuy bëgg a rey bilaay wallaay instant yi moom amul lu ñuy bàyyi détail yëpp nekk ñooñu si bàyyi instant yi moom amul lu ñuy bàyyi gars ñu gis ni yéen ak waa am jom même génération bi la équipe bi moom ak même génération bi la est-ce que tey match bi doo leen si xaar match bu métti intense wala match boo xamante ni daanaka ay day am coow. non Bokk Jëf moom du football match bu yomb Bokk Jëf équipe bu mag la xam ne du football match bu yomb xam nañu match bi ñuy football bokk na suñu match yu gën a métti nit ñi dañuy wax match bi day yomb mais match bu gën a métti xam naa ne match bi dañ koy football moom mooy match bii nii ñu ne am jom bi incha allah. suñu joueurs yi tout d'abord bon maa ngi leen di remercier seen disponibilité bon di lancer benn appel tout d'abord balaa ñuy commencer waa Parcelles yëpp di leen lancer appel nañ ñëw si final bi xam nga di leen xam ne final c'est la fête que kenn du gagné ku dul Parcelles di woo waa am jom tamit ñu ñëw dans la discipline ak fair play ñu ñëw jouer final bi mu neex même chose que waa Bokk Jëf donc comme ni ngeen ko gisee bon boobu ba léegi ñu ngi xaar bi yàgg na trop donc ça reste presque 6 jours 7 jours pour ñu jouer final bi donc match bi ñu ngi koy préparé bon amul grande chose dañuy maintenir suñu forme boobu ba léegi ñu ngi entraîné dañuy maintenir suñu forme pour que le jour yi joueurs yi nekk au top quoi loolu la ñuy préparé match bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen dalal di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam bon di leen nuyu au nom du président de l'ASC Bokk Jëf monsieur Abbas Wane ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal yéen waa télévision bi c'est vrai Bokk Jëf ça fait longtemps demul final comme ni ngeen ko waxee mais yàlla def na Bokk Jëf chaque année il joue les grands rôles ñu ngi ci pratiquement bu ñu demul quart de finale dem demi-finale donc ñu ngi sant yàlla daal si ñàkk dem final bi parce que lépp moom on a toujours joué les grands rôles ici au Parcelles Assainies quoi. yow mës nga jouer ci ASC bi jël nga coupe jëletu coupe léegi booy yi daanaka génération bi kenn jëlagul coupe ban message nga leen di lancer. bon comme li ñu leen di wax li leen tàmm wax rek si entraînement yi ñun jël nañ suñu coupe ba pare comme ni nga ko si waxee ñun mun nañu indi ba final mais coupe jom moo koy indi joueur mooy indil boppam coupe quoi coach yi def nañ la ñu war a def dirigeant yi def nañ la ñu war a def léegi joueurs yi seen bopp ñoom ñoo des coupe da nga koy bëgg jom la du mun football mais jom la affaire patriotisme la quoi te booy yi defe naa lu ñu leen waxee loolu ba léegi loolu moo nekk seen bopp loolu la ñuy jouer actuellement te incha allah bon yàlla na yàlla def lu gën ñu jël coupe bi quoi. waaw ginnaaw ma sant yàlla maa ngi julli si yéen bi di gërëm sama ñaari waajur waaw di rafetlu seen teewaay fii waaw ñun
tàmm nañ final daal mën naa la wax ne pare nañ ñun instant yi nii pare nañ xam na ni ñuy waajee final waaw instant yi moom tout est prêt tout asiko yi pare na kaar yi pare na tiset yi pare na drapeau yi pare na lépp pare na instant yi nii arbitre sifflé rek la ñuy xaar ñu jël pot bi indi ko 13. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu baax man la Kiné Kara bu ASC Bokk Jëf waaw ñun ñëpp daal ñu ngi préparé final bi di préparé le 16 incha allah waajal final bu mucc ayib nag wax dëgg yàlla parce que ASC Bokk Jëf dafa nekk ASC bu mag bu ñëpp xam ci parcelle ñu toog 13 ans amuñu coupe yàlla dogal ñu dem final 2019 bi ñu ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndam lu sedd guy ci kam am jom loolu daal lañ bëgg incha allah le 16 ci kattanu yàlla. bëggal sama joueurs yi sama waa quartier maa ngi nuyu ñëpp 1 ba 26 spécialement unité 13 man nag sama wax du bëri ndax mënu maa wax mais xam naa ne keroog le jour ji avec notre président de notre ASC bu ñu nommé Dawa Tigéej muy Abbas Wane le procureur moom la ñu sax may nam li su boobaa sama wareef rek comme d'habitude rek waaw l'ASC Bokk Jëf moom waaw ce sont les brésiliens des Parcelles Assainies ku xam l'ASC Bokk Jëf xam ni bon équipe bu mag la fii ci biir parcelle jël nañu 2002 départemental journal njëkk a déparé jël départemental jël régional dem phase finale nationale loolu ñu defoon 2002 nag moom la ñu bëgg waat tolonte fii nii en 2019 waaw sama wax nag mënut a bëree quoi. kon mën nga ñu ñamal tuuti nooy bégalee gars yi fii nii waaw nga ñamal ñu tuuti rek. tuuti Samba Dagin. Samba Dagin dégguma dara. ndax say Samba Dagin. Samba Dagin. avec l'ASC Bokk Jëf jusqu'à la mort. gars yi comme gis ngeen ni leen ko waxee woon gis ngeen li nga xamante ni moom la supporter am jom yi wax ak li nga xamante ni moom la supporter Bokk Jëf yi wax coach yi wax nan dirigeant yi wax nan lan la ñuy woote non violence gars yi match bi ak li gars yi wax gars yi du yomb de diggante Bokk Jëf am jom Bokk Jëf 13 ans jëlul am jom musul dem final gars yi match boobu du yomb dañ leen di jox rendez-vous rek kañ le 13 fi nga xamante ni mooy stade Léopold Sédar Senghor zone 8B moo ko organisé final bokk na ci final yi xamante ni final yi gën a mag dañ leen fay jox dig daje nag lii ñuy def ku ko bëgg seetaan da ngay abonné suñu page YouTube ak suñu page Facebook gis ngeen li nga xamante ni tamit sama directeur Aboukan moom la leen indil sama caméraman Laykan ak Cheikh Fall sama monteur loolu lépp xaar leen ko. dafa laal ma nigga day neex ok yeah dugg seeni game ni kuy yoor jox leen wet téléphone mboot bekkaay jël ma direct top 5 bantamba fi ma suul bopp yee xóot xoole ma ni jokke ñëpp lay waar ila ndaw seeni game may waar benn fekk ni gis du fi jaay taat képp ku fi change di ko naal doon pampa 4 avril la lay tàkk jam ñi di fit na boy lu may doyee jam jàpp katu jandu faali jiit lu may tin dem xam-xam alma la yeah PA sama side benn ay la pëdu yàppu rescapé ay gëne sax no alien des suñu cartouche sama baat ci kaw yàgg na déglul dafa leer bi yu xaw si dun nit no boy léegi maa gën a xola yi fi doon muus yëpp laa daak caxa ñele ay ca chief benn baat boo dégg ci man di fi gën a fësal sama leadership fuck crew fuck team man côté ëpp naa équipe xoole ma ni asamaan duma musa daanu kon lu may doy boy ay type man dafa leer sama life laa jël résumé ak seen style benn son gën a diis encyclopédie doo ma tënk si 2 chapitres yëpp lay yéex a rap teel a am tuut tey maa xew ni ku tegi naat neex a yàpp mel ni expo maa xala dañu médical